jërëjëf mbokk yi ñu ngi rafetluwaat seen ànd ak seen site préféré di senactu.net ñu am mbégte ci seen émission Sen Politique di dalal Mamadou Morane Gueye nekk secrétaire général union départementale du parti socialiste bu Mbacké nekk également membre secrétariat national du parti boobu bokk ci kuréel yi gën a kawe ci parti boobu yàgg ci loolu nag macha allah ñu fekk ko fii ci këram di ko fi dalal fas yéene waxtaan ak moom ci wàllu politique. xam naa bala ñuy sori dañuy bàyyi kii di Mamadou Morane Gueye mu nuyoo ak mbokku internet yi. maa ngi leen di nuyu képp koo xam ne kii yaa ngi seetaan vraiment SENactu di toog fii ci Mbacké di taalibe Mbacké di murit di politicien di ñaan yàlla lii nga xam ne lii ñu ngi ko fi wax mu nekk loo xam ne lii luy am njariñ la ci sunu am di jàmm yi ak ñi nga xam ne ñi ñoo ñuy déglu ci Sénégal ak ci àdduna bi yëpp. ñuy daal di jublu ci li nga xam ne moom mooy laaj yi yow yaa jiite parti socialiste ànd na ak président Macky Sall juróom-ñaari at muy coalition boo xam ne kenn mësul gis longévité bu mel noonu juróom-ñaari at ay nit ànd ba pare fas yéene àndaat quinquennat bi mais nee nañ nag ànd bi daanaka fii lay bëgg a yem ndax ànd ngeen juróom-ñaari at yoo xam ne benn jafe-jafe amul donte xëj na am na lu leen naqari sax waaye ànd ngeen ba agsi cappaandaw gi gañewaat ci bañeeru Benno Bokk Yaakaar ba ngeen gañe woon ndax ànd bi day wéy ñu bëri nee nañ ànd bi fi lay yem ndax parti socialiste faw mu am candidat bu dem 2024. balaa boobu damay sant encore ci weeru rajab bi nekk nii di sant sëñ Fallou mi nga xam ni moom laay yaakaar di suma lépp ci màggalam gii nga xam ne bii ci la nekk tey jii di sant yàlla bu baax di fekkee déwén yu bëree bëri di yàlla di ñaan yàlla itam mu taas ñu ci barkeem. wante li nga wax nii dafa am solo xam nga ñun dañoo nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñu am sunu parti te yàlla def tey jii wax dëgg yàlla ñu ànd ak la mouvance présidentielle ak parti Macky Sall bi nga xam ne bii moo gagné élection yi te mu doon ab contrat boo xam ne bii dañ ko àndoon ñu d'accord ci nii képp koo xam ne kii jiitu nga tey jii dana ànd ak yow yàlla def na moom mu jiitu ñu ànd ak moom mu nekk suñu candidat wax dëgg yàlla 7 ans yi ànd na ak moom tey ñu war a ànd ak yeneen yi nga xam ne fi mu toll nii moo ci war a topp muy 5 ans yi nga wax wante nag kon xam nañ ni fi mu toll nii am na ay rëq-rëq ak yi am loo xam ni lu am solo la ci parce que ànd nañoo ak parti bi ànd ak coalition bi am ay membres du gouvernement yoo xam ne liggéey nañ liggéey bu xarañ ci biir ñun nag ñu toog vraiment ni responsable lañ comme loolu am na. wax dëgg yàlla war nañoo mën a toog nag xoolaat suñu bopp tey jii liñ diggoon nag moom am na bu naree dem nag mu nar a amaat beneen élection boo xam ne bii muy 2024 man yaakaar naa ne ñun vraiment ñun dañoo war a toog nag amaat candidat am nañ candidat bu amoon mu gagné mais bii di ñëw itam dañuy amaat candidat. da ngeen jàpp ne 2024 parti socialiste moom dafa war am candidat boppam. bu munta ñàkk kooku moom munta ñàkk parti socialiste amoon na candidat day amaat candidat. candidat boobu nag kan la loolu la ñuy wax mais mënut a ñàkk kan parce que boo ko seetee dañuy wax naan parti socialiste amuloon candidat dafa see ci ni ay APR ak yu mel noonu mais loolu amut parti socialiste dafa am ab ligne de conduite bu mu amoon tey jii ñu ni lii kii la ñuy àndal parce que réew mi léegi kenn mënu koo jàpp kenn mënu koo gagné di moos te amuloo ak coalition mais nag buñ demee ba xam ne nag fi mu toll nii Macky Sall tey fi mu toll nii. jeexal na parce que dootul nekk candidat ci élection yi ñëw ñu àndoon ak moom itam ñun je pense que dañu war a amaat candidat ba seet aussi coalition bi nan lañ ciy demee parce que sunu coalition ak sunu àndandoo ak waa Benno yi defe naa ni lu rafet la woon te ñun ñaawuñu ci élire nañ ko vraiment ak loo xam ne lii pourcentage bu mag la ku nekk xam na ni élection yi ñu gagné à Dakar et partout dans le Sénégal ak fii même à Mbacké dans le département le parti socialiste joué na ci un grand rôle. ci vraiment. léegi Mor kon da ngeen a jàpp ne Macky Sall war na leen mën a delloo njukkal def leen candidat wu Benno 2024. loolu de defe naa ni moo war a am ci yoon parce que ñun liggéey nañu ak moom ànd ak moom vraiment li ñu waxoon lépp ak moom suñu responsable Ousmane Tanor Dieng vraiment la mu waxoon ak ñoom yëpp ànd na ci te laaju ko dara daf koy jox rek dana ànd ak moom ci sincérité ànd ak moom ci loyauté. vraiment loolu bu demee nag ñun ñu bëgg candidat tey jii ñu war koo tànn ci biir Benno vraiment war na nekk un candidat du parti socialiste
te loolu mooy li yoon parce que le parti est organisé du sommet de la base au sommet. te loolu lu waral ngeen jàpp ne yéen a war a nekk candidat wu Benno da ngeen yéen a fupp doole à part APR wala fan ngeen ko teg. mais danoo gën a organiser bu dul ëpp doole bi sax le parti socialiste est mieux organisé que les autres partis parce que ñun ñoo fi nekk di jaay suñuy carte di am comité di am section di am coordination di am bureau politique di réunion chaque mercredi am ay cadre nag yow mën a yor réew mi kon loolu bu amee tey jii vraiment te parti socialiste war a mën a dem am candidat yu xarañ tey jii war na mën a nekk nag ni ñun ñoo gën a organiser ci parti tey jii dëkk boo mën di dem boo fa demee da nga laaj kan moo responsable parti socialiste dañ la diw la mais parti yu bëri amuñu ko te loolu organisation la kon loolu ñu ngi ciy remercier sunu responsable bi nga xam ne bii ba méttee ba métti moo fi nekk toog di ñuy jàppale di ñu teete ñu ànd ak moom ci ngor di liggéey nag parce que parti socialiste du parti caaxaan parti socialiste parti Senghor la parti socialiste parti Sëñ Fallou la moo ko sampoon kooku ku nekk xam nañu du daanu yàgg-yàgg day jógaat tey jii fi toll li nga xam ne am nañ ko itam mooy ñaan waa Bennoo yi tey ñu def benn dank ànd ak ñun tey bu 2024 jotee ñu defal benn candidat boo xam ne bii candidat de consensus lay doon mu nekk parti socialiste boo xam ne bii candidat bu xarañ la candidat bu ñëpp ànd ak la te tey jii li wóor te wóor mooy duñ ko rëccu mukk parce que Sénégal fi toll dem na boo xam ne fii fi toll développement ak yi nga xam ne moo fi war a am ak pétrole beeg gaz beeg tout ce qu'il y a comme organisation ñu war a ànd ak mag yi ci 5 ans yi vraiment war a mën a def bu ñu demee ba 2024 nag la coordination de Mbacké la coordination de Diourbel ak union régionale yi nga xam ñoo nekk Sénégal yëpp nekk ci gannaaw Ousmane Tanor Dieng mu tànnal ñu tànn un candidat boo xam ne parce que dañuy dem congrès dañuy def ay renouvellement dans moins de 2 mois 3 mois pour seet le responsable du parti ak kan mooy nekk candidat parti socialiste pour les élections à venir kon ñun bu ñu amee loolu moi je pense que tey jii war nañ am njukkal boo xam ni war nañ ñu ko def tey jii ku nekk xam ne taxé nañ ñu lu nekk jiñ nañ lu nekk def nañ ñu lu nekk jëm ñoo tas suñu parti mais parti bi dëgër na parti bi réorganisé waat na parti bi fi ñu toll nii mus fee toll laa wax ba mu nekkee parti social ba léegi. voilà donc je pense que loolu c'est important. voilà Mor léegi loolu tax yéen a ngi dajale seen njaboot muy njabootu socialiste tàllal ngeen loxo donte ña ngeen dàqoon ñu bëri ñu ngi naan tàllal nañ leen loxo tàllaluñ leen loxo yow bureau politique nga nekkoon dëgg-dëgg ndax tàllal loxo boobu lu am la wala lu ñu junj la rek. mais lu ñu junj la parce que ñooñu tàllal loxo bi ñun ñu leen dàqoon danoo fote woon parce que ligne de conduite du parti bi. ak règlement intérieur bu parti bi ñoom dañ ko appliqué wut tey ji ñu bëggoon déstabiliser parti bi am loo xam ni dañoo dem ci coordination yi laaj ni lan ngeen bëgg coordination yi yëpp yi nga xam ñoo nekk Sénégal yëpp dajaloo ni fi toll nii jox nañ membre bureau politique yi ñu désigné bureau politique daje ni léegi képp koo xam ni kii ëppale nga ci élection yi danañ ànd ak yow buñ paree ñu ne est-ce que am na ku bëgg a nekk candidat ñu deet congrès bi itam la même chose Ousmane Tanor en tant que secrétaire général dafa teg carte yi sur table wane ni kan moo bëgg a nekk candidat ñu ni diw ak diw la tey jii ba Aïssata nekkee ak moom candidat Khalifa Sall mii moo nekkoon directeur de campagne moom moo dirigé opération processus ba mu àgg ba Ousmane Tanor gagné largement kon vraiment sur le plan démocratique dañ ko war a accepter kon tant que congrès amagul moom mënuñu ko déstabiliser mënuñu ko daane kooku déjà fi mu toll nii bu congrès amaatee soit moom la ñuy désigner wala ñu désigner waat keneen ku bëgg a présenter ku mën a gagner léegi yëpp day am ci démocratie mais loolu bu amee nag ñoom ñu ñëw bëgg saflation bi yàq parti bi andi loo xam ne lii parti bi xamu ko bëggoon déstabiliser bi dem ànd ak ñeneen parce que li ñu bañoon mooy compagnonnage mu am mais ñoom bi ñu demee ba nga xam ne fi mu toll nii ànduñ ci danoo dem ànd ak ñeneen kon ba ngay dem di ànd ak keneen kay ñëwal ànd ak ñi nga àndaloon tey jii te leen bañoon ñu ci bëri di kat nan ñi ca bañoon ñu bëri fi doon di kat nan àndal mouvance bi te loolu lañ doon bañ mais yàlla def na Ousmane bi mu taxee ànd ak ñun fi toll nii daan ñuy jox ay directives ñu ànd di liggéey ak moom ba affaire bi am gagné ñu gagné au premier tour mais ñooñu bu ñu bëggee di kat nag ku bëgg di kat doo ko dàq kenn ku sañoon. fan la ñu war a jaar dañuy rangé wu ci ginnaaw wala dafa am ay sart. mais dañuy rangé wu ci ginnaaw mais le bureau politique waxul kenn parce que ce que Banda a fait vraiment mais loolu lu rafet la dafa ñëw avant même les élections ñëw ni xam na ni fi toll nii moom am na loo xam ni xaalaatoon na ko loolu amut mu ñëw rangé wu dellusiwaat ci parti socialiste mais loolu ñu accepté ko te loolu il faut le consentement du bureau politique parce que le bureau politique dafa réunir exclure ces gens là kon déjà fi war nañ mën def demande aussi pour wane ni ñëw dañoo bëgg a ñëwaat ci parti bi mais parti bi am na ñu bëgg a ñëw am na ñu ñëw déjà. mais dafa am ñuy wax ne ku mel ni Bamba Fall maire Médina ñëw na est-ce que ñëw boobu lu wër la wala daf ko wax nii rek ndax ak bëggee ñëw
ndax dafa am fu mu war a jaar ndax dafa war a bind wala da ngeen war a daje pour nangu ne day ñëw. waaw xam nga nit ki bëggee dara doo ko gundu xatal gisee naag le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng waxtaan ak moom lan wax ñoo ko xam mais bi demee mu def déclaration ni moom day ñëwaat parti socialiste mu sa génn parti socialiste mais loolu nit ki doone ko da ngay dañ lay dàq nag mais c'est-à-dire position ba mu amoon nag léegi c'est là où il y a le problème parce que nit ki doo dem ba mu neex la rek nga dikkaat ni damay duggaat da ngay ñëwaat toog ci rang di liggéey bu liggéeyee ba amaat place am mais kooku tant mieux mais nag fu mu toll ni toog ba mu neex la rek attention maa ngi dem ñu dàq la nga bëgg a ñëwaat parce que dañuy def demande parti bi dafa am yoon du ma Samba du ma Demba dafa am ñoo xam ne ñi tey jii ñoom ñoo yore di structure du parti tey jii am na ay commission bu awee fi ku nekk awee fi nga war a aw moi je pense que tey jii amul benn problème parce que parti plus la bëgg mais mooy bëgg ko aussi. mais am na ñu wax ne am na ñoo xam ne soxlaatuñ leen ci parti socialiste parce que jafe-jafe yi ngeen am yëpp daanaka ñoom ñoo ko sokki ñu ci mel ni Barthélémy Diaz est-ce que loolu ci bureau politique bi la jóge wala ay militants rek ñoo koy wax. non Barthélémy nag vraiment li muy def ak li muy attaqué suñu secrétaire général loolu ñun kenn andu ci man anduma ci. te bu anduma ci laa la wax mu delsi parce que fi toll yàq rek lay def. te li muy def di attaqué fan yi mu ngi attaqué lu nekk mu koy def te li muy def dara bëgg bës rek mais li muy def di traité suñu secrétaire général de n'importe quoi di ko accuser daanaka lu mu waxul amu ko lu ñaaw lu bon mu nekk mu teg ko mais loolu bu parti bi décidé kan mooy ànd ak ku mel noonu mais loolu soxlawuñ ko man ne je suis contre que moom mu delsi parce que bu delsi itam li ma wër mooy day def demande et le parti va organiser mais suma initiative bopp mooy tey jii fi mu toll nii li ñu war a def mooy ñu mel noonu dañ leen war a exclure du parti définitivement man loolu laa xalaat. ñëw xalifa tamit ñi ngi koy wax mais ñoom déjà am na ñu ko jege ñoo xam donte bokk ñoo moom parti nee nañ ñaanut grâce ndax bu ko Macky Sall gracier woon ci mbaaxu boppam pare ngeen aussi pour jël ko mu bootuwaat ci yéen ba ëllëgee it mu mën a nekk candidat parti. waaw loolu mën na nekk parce que candidat parti moom ku nekk mën na ko nekk parce que ñii dina foog ni parti socialiste benn cadre la am wala ñaar wala ñett au sein du parti socialiste il y a des cadres yoo xam ne mën nañ yor réew mi mais Khalifa li mu dugg yëpp xam nga dañ ko cee dugal rek mais ku ne xam na ni Khalifa ak yaroom ak teeyam ak ni mu leggee ci parti bi depuis jeunesse socialiste ba léegi. ku respecté Ousmane defal ko lu nekk itam loolu mën ñun xam nañ ci lu bari mais xam nga àdduna da ngay dox ba mu àndandoo dañ lay dugal. dañ ne ndaw yooyu ko waroon ñu ci mel ni Barthélémy Diaz. waaw mais gisoo loo ci mën a gis seetee tuñ ko xamuñu lu mu nekk mais man je pense que nit bu ndiggee ba def benn yëf jéey yi parce que problème bi ci am mooy les sages du parti dañu ci jox wax ci lu bari man loolu moo ma gën a métti ku mel ni kay âge Mansour Mbaye vraiment ay booy ci référendum wax dem seeti ko mais ku nekk xam nga ni Abdou Diouf dox na ci aussi ku nekk loolu xamuñ lu fekkee mais ku nekk boo xamee déglu la paix ak yenn information nga xam ni dox na ci pour que mu toog des ci parti socialiste la veille bi muy def incident yi am au bureau politique mais Ousmane seeti ñëw na kër Ousmane Dieng boobu ñu defoon vraiment ci piscine olympique def fa seen réunion boobu mais Ousmane a des antennes dañ ko wax lépp ni ko gars yi demee dañ préparer lii il pouvait prendre ses gardes mais dafa woo Malick Khalifa ne ko yii ñi lay dugal bu ci dugg te Khalifa xam nga sa position kenn mënut ko woon werante parce que vraiment tout Dakar xam na ni parti socialiste vraiment Khalifa amoon na fa position bu baax peut-être à l'intérieur du pays la amoon ay quelques problèmes mais ñu bëri àndoon nañ ci parce que dafa liggéeyal parti nekk un homme discipliné mais par la suite ñu dugal ko ci ay kànkaang yoo xam ni vraiment ñooñu yëpp dañoo daw bàyyi ko fa te tey jii mi ngi nii parce que kaso boo ci nekkee da ngay fexe noo génn bu ko gracier président gracier nag mais dëgg bu ko jàmbur gracier à plus forte raison amnistie mais loolu nag vraiment ñu itam dañuy ñaan yàlla mu génn kaso bi kenn yéenewu ko buñ sañoon tey jii mu génn kaso kenn du ko yéene kenn. voilà léegi ci nag seen liggéey ci biir Benno Bokk Yaakaar aussi yéen a ngi laaj seen cër am na ñuy wax ne da ngeen a bëgg ay plus de ministres gisoon nañ ministre Sëñ Mbaye Thiam ministre Aminata Mbengue Ndiaye wax dëgg yàlla liggéey nañ liggéey yu am solo ci biir ci 7 ans yi ndax ñooñu da ngeen yaakaar ne dañuy dem dañ leen war a remplacer ak ñeneen parce que am na ñuy wax ku mel ni Abdoulaye Wilane war na mën a am poste ministériel vu score bi mu am yéenay tànn ñi leen fay toogal wala Macky Sall mooy choisir ñiy dugg ci biir parti socialiste. waaw loolu xam nga Macky Sall wax dëgg yàlla xam nga ñun dañoo am secrétaire général boo xam ne bii dafa discipliné te muy homme d'état la muy wax ak Macky kenn du ko xam da ngay junj nii rek di yaakaar mais xalaat laa ni quota bi ñu jox parti socialiste ci vraiment législature bi tuuti na
compte tenu importance parti socialiste ak lim daj ak engagement yi mu jël ak risques yi mu jël yëpp pour ànd ak Macky Sall danoo am ab secrétaire général boo xam ne bii itam vraiment macha allah du laaj vraiment défaut la sax ci moom du laaj du ñaan loo ko jox nag mu jël mais nit nag booy liggéey ak moom di am 10 ngay liggéey ak moom muy am 20 ngay liggéey muy am ay 30 wax dëgg yàlla yooyu itam sa quota war na mën a yokk parce que tey jii danoo liggéeyal Macky Sall liggéeyal la mouvance présidentielle suñu ministres yooyu ngay wax jàmbaar lan mais ñooñu ku nekk le président moo leen félicité boppal mais war nañ ñu mel ni comme ñi nga wax ñoom ay ñooy wilaar ak ñooñu mais vraiment war leen yokk ak ñeneen sax ak ñoo xam ñoo leen mën wax dëgg yàlla ñu ngi ci biir parti bi te ñooñu war mën ay cër te ñoom ñu ngi toog di seetaan laaju ñu nag mais nag wax dëgg yàlla buñ sañoon ñu dolli ñu parce que am na poste yoo xam ni fi mu toll nii le parti socialiste moo gën a am ay ñu xarañ ñoo xam ne ñoo gën a mën a yor poste yooyu. yu mel ni bon je veux dire que ministère bon je veux dire que bon éducation nationale xam nga ni ku nekk xam na ni sëñ Mbaye Thiam li mu fi liggéey ku nekk xam na ko bon au niveau de l' élevage xam nga Aminata Mbengue Ndiaye bon bu fekkee par exemple. da ngeen soxla lu mel ni information communication. information communication xam nga loolu ñoo ko yor daanaka. kooku vraiment day loo xam li fi mu toll nii mais ñun am na ci solo trop te loolu fi mu toll nii. ba adduna baax parce que les gens du parti socialiste. depuis aussi war ngeen a mën a yor lu ci mel ni diplomatie bi parce que Ousmane Tanor Dieng xarañ na ci. mais xam nga am na loo xam lii lu ma junj loo xam bëgguma ko wax sax mais xam nga Ousmane lu gën a bari ci réew mi laa la wax avec la France les États-Unis l'Europe et partout je sais que li mu ciy dox ñun xam nañ ko te du ko wax mukk te problème yu bëri mi ngi koy réglé te loo xam ne ma Samba xamul ma Demba xamul parce que c'est un diplomate kon poste yooyu war na ko mën a am. mais poste yeneen yi nga xam ne fi doon ay poste ministériel la mais ay cadre la on a des gens yoo xam nga l'école du parti socialiste dafa yàgg avec le bureau organisation et méthode ba nga xam ni dañ ko créé woon depuis Senghor ñàng moomu ñuy jàng c'est-à-dire ñàng moom ba léegi dafa des ci nit ñi moo tax les gens du parti socialiste foo dajeeg ñoom ay réunion wala dara tu comprends que sa gàllaa war na mën a régler ay problème voilà Mor peut-être ñu terminer ndax mi ngi guddi ñu terminer ak parti socialiste ci département bu Mbacké Morane ñu bëri yéene nañ ko benn jour mu nekk maire Mbacké ndax Mor bi yoon di nga taxawal benn parce que dégg na ngeen wax ne pareetu leen maintenant pour di jouer ay second rôle ndax Mor da ngay wut coalition autour de yow pour nekk candidat wala mairie Mbacké bi nan nga ci fas yéene demee incha allah. coalition bi daal bu ñu defee la ma la wax ci nga xam ne li mooy li am ci Macky Sall ak Ousmane Tanor Dieng coalition bu amee Mbacké itam ak liggéey bi ñu fi liggéey bu ñu amee dëgg-dëgg lu ñu bëgg te bëgg a gagné bëgg a yor réew mi bëgg a changer dëkk bi. war nañu jox cër parti socialiste wax ñu joor ma jox parce que liggéey nañ ko fi. buñ leen ko joxul nag. buñ leen ko joxul itam wax dëgg yàlla nag politique nag da ngay avancer. mënuñu nekk rek ci topp nag. loolu moom duñ ko def moo tax danañ créer ak des gens yi nga xam ñi ngi waxtaan ak ñoom pour un mouvement boo xam ne bii day rassembler toutes les forces vives de Mbacké pour que ñekk ñu def un consensus dajale def benn dànk d'un candidat de l'unité et de rassemblement. très bien c'est le mot. parce que loolu mënut a ñàkk parce que tey jii nit ñi wax nañ ko wax dëgg yàlla nag wax dëgg yàlla man war naa mën a yor lépp mairie Mbacké nag wax dëgg yàlla depuis 96 maa ngi ci mairie bi 96 ak 2006 2007 2008 ak nekk conseil municipal ba kay may def ah mais buñ ko deful tam fi toll yi mais di njëkk parce que man li ma war a liggéey ak li ma xalaat ci Mbacké ëpp na lii moom te léegi Sénat bi ñuy wax ne dañ ko bëgg a jox Ousmane Tanor Dieng tey bu ñu la proposé woon poste bu mel noonu comme sénateur aussi doo ci xaxtandiko. politique kay amul benn looy bañ moom xam nga. ndax poste boobu jàpp nga ne méngoo na ak posture Ousmane Tanor Dieng bu ñu tasoon institution yeneen ñi des. vraiment Ousmane war na am lu ëpp loolu. wallaay naxuma la parce que d'abord Ousmane c'est un président de la République c'est un président de la République. et c'est un programme sur le plan international au niveau de l'international socialiste li mu fay def ak li muy lijjanti man xam naa ko te loolu je pense que darul nit kuy wax mais je pense que poste am ëpp na loolu sax te ay nitam ëpp na loolu li ñu leen di jox man xam naa ko te réew mi dañ cee war a bokk nag parce que fi ñu jëm nii vraiment émergence lañ wax te émergence bi dañ cee nekk ni ci lëjj war cee liggéey aussi bien sur le plan départemental dans la commune comme au niveau national. Mor ñu bàyyi la nga tàggoog mbokku internet yi. waaw maa ngi nuyu di sant vraiment yéen ñëpp Sénégal gi yëpp suma mbokk yi suma am di jàmm yi suma camarade socialiste yi ñi nga xam ni suma am di jàmm lan sumay mbokk sumay xarit ak sumay waa kër yëpp ak ñi ma yéene lu baax
ñu ma yéene lu nekk xam naa leen ma yéene parce que dëkk bi yéene nañ ma lu bëree bëri fu ma dokk daan may wax ni wax dëgg yàlla maa ngi leen di sant di leen gërëm te xam li ngeen wax ni fi toll nii maa leen gën a bëgg dëkk bi gën leen bëgg réew mi te maa ngi ñaan yàlla tam réew mi ñu teg ko ci ay yoon dëkk bi ñu teg ko ci ay yoon parce que fi ñu jëm nii rien ne sera plus comme avant fi toll kuy yaafus wala koo xam ne ki mënoo def loo xam ne luy jëmee am réew kanam say boo nga toog te xam naa ni fa lañ jëm nii ma leen di sant ñëpp di sant suma sëriñ nag sëñ Abo bi nga xam ne bii tey jii moo fi nekkal sëñ Fallou di sant fi nga xam ne la khalife général des mourides di ñaan yàlla jàmm am ci Mbacké gépp kon ñu ngi koy sant bu baax Mamadou Morane Gueye nga xam ne moom moo jiite parti socialiste ci département bu Mbacké mais aussi opérateur économique la waroon nañu waxtaan ak moom ci lu bëri ci li nga xam ne moom lay yëngu ci wàllu économie wàllu social bi nga xam moom lay def ak école bu mag bi nga xam ne moom la ko yàlla teg ci loxo muy Fallou Galas nga xam ne nag wax dëgg yàlla bokk na ci école yi fi gën a xarañ ci wàllu jàng ak jàngale ci secteur privé bi ñu koy ñaanal yàlla yàggal taxawaayam ci Mbacké parce que aussi nit ku baax la suñu xarit la ñu koy ñaanal également yàlla gën ko yokk ay ndomba tànk ñu nuyu bu baax également le secrétaire général du parti socialiste Ousmane Tanor Dieng nga xam ne également suñu mbokk la suñu xarit la ñu leen jox daje incha allah. waaw waaw le 27 cantu Fallou Galas waaw kooku da ngay fay nag communiqué cantu Fallou Galas bi na ñëpp ñëw àndandoog Morane ñu sant sëñ Fallou 26 27 bi nga xam ne moom mooy am juin wala mai 26 27 avril kon kooku daanaka cant dans moins de 25 jours incha allah yàlla na si yàlla yóbbu ak jàmm ñuy sant bu baax mbokku internet yi asalaamaaleykum wa rahmatullah